tey seen émission Njur ak Néew dafa ñëw tey fas yéene ànd ak yéen si plateau spécial bi nga xamante ni daf si fas yéene waxtaanee ci lépp li nga xamante ni dafa jëm ci mbirum sécurité jëmee ci élevage mu ànd si nag ak directeur général adjoint bu NMA Claude Demba Diop ànd si ak Khadim Thiam éleveur responsable BDK ànd si nag ak directeur de l'élevage Dame Sow ànd si aussi ak benn éleveur bu mag bu ñuy wax Alaaji Dooro Dia dañuy ànd nag ñu dem seetaani élément bi nga xamante ni moom lañ leen dëgtal te dellu si waat suñu plateau. fii mooy mbaar mi fii la ñu sàccee kay xar yi la nuit du 21 au 22 vers 3 heures du matin. effet yi moom gars yi dañ ñëw nombreux néeg bi ka caméra yi nekk man fa laa fanaan léegi bi ma sama rakk bi yeewee ne ma Bousis jugal sàcc yi dugg nañ ci kër gi ma tëb ne ko nañ génn mu ne ma noonu xoolal ma xool gis leen ñoom ñëpp ñu nekk bëri am ay bande armée di tirer ci kër gi carrément di tirer ci véranda bi man maa yuuxu ne suñu waa kër bu kenn génn parce que wóorul parce que dañoo outillé woon ay fusil bi ñuy tirer de partout bal yaa ngi nii donc am na ay balu artisanal moo nekk nii yii nii la ñu utiliser à multi reprises mais xeet gi la ñu tirer 2 fois xeet gi moom la ñu tiré 2 fois ba côté bi pigeon yi nekkee ba ñu tiré ba la yéeg si laa ne gars yi nag moom bu kenn génn bàyyi leen ñu yóbbu xar yi donc ñu def 3 groupes 2 personnes ñoo jiital xar yi génn ak ñoom si biti ci mbedd bi beneen gang bi des ci ginnaaw après tuuti beneen gang bi génnaat après beneen gang bi topp ci léegi ñun laataa ñuy dab ke xar yi dañuy jot ñaari gang avant ñoom te ñun ne sommes pas armés amuñu fetal amuñu dara lu ma wóor ba wóor que mot nañ 15 personnes. waaw li nekkoon ci kër gi moom mat nañ 10 sans compter li nekk ci biti 13 xar la ñu yóbbu mën naa ko estimer ci li gën a gàtt 30 millions estimation maanaam maa ngi ko teg ci jënd beeg ak liñ ma doon fay pour ma jaay ko maanaam xar bu ci nekk mbote yu fi juddu rek bu ci nekk juróomi mbote juddu nañ fi te bu ci nekk fay nañ ma 1 million wala 1 million 500 sans compter seen i jaay ak maal bi nga xamante ne nii fay nañ ma si ay millions yu bëri te jaayu ma ko wax dëgg yàlla parce que xar yi richesse su kër gi la ñun suñu kër ñi ngi nii kenn liggéeyul man rek maa fiy liggéey ay pël pire lañ donc lii moo doon suñu richesse donc moom laa opté woon pour maanaam ñu am si suñu teraanga parce que lii dama ko construire def naa sécurité bu ma mën aw ma arme nag donc rey sumay ñaari posone sumay ñaari pitbull benn bi moo dee beneen bi deewul côté police ak gendarmerie nag man foofu laa xaw a jaaxle tuuti parce que man bi fee yi amee gars yi dañoo brouillé woon caméra yi gisul dara réseau bi tamit ku woote fii ci instant bi ñuy nekk ci kër gi parce que jéem naa contacter waa kër gi mais réseau zéro ngay am biñ ñëwee constat bi xool lañ def dañ ñëw ma woon leen xaj bi dee bi ñuy doog a ñëw si fajar gi ils étaient 3 ñaari góor ak benn jigéen ku jigéen ki moo photo xaj bi dee keneen ki dugg nañ ba nii rek taxaw xool laaj ma ay question ne ma après nga ñëw def sa déclaration ma dem après ci ginnaaw suba si ma dem defi ci sama déclaration. lu bëri jóge na ci man parce que problème mu sécurité bi laa njëkk réglé bi may tabax bergerie bi parce que yéen ci seen bopp gis ngeen ni ne que ay murs yu kawe ñoo fi nekk te grille yaa ngi fi la porte est en fer et tout waaye tey. problème mu sécurité bi ñu am fi mu nekk nii point de faiblesse bi suñu sécurité am mooy que amuñu ay fetal ndax fetal yooyu permis détention d'arme moo koy joxe te moom la ñu autorités yi war a dimbale fi mu nekk nii au moins ñu mën a aar suñuy bakkan aar suñu alal depuis des années ñu ngi liggéey ci xar yi li ñu fi def du caaxaan te ñu ngi wax émergence. Une émergence avant d'être collective elle est individuelle kon nag ñun ñëpp fi mu nekk nii ñu ngi fexe fi mu nekk nii émergence di am fi mu nekk nii ci laadum yi parce que am na ci ba noppi waaye su dee ñëw nañu fi mu nekk nii di ko couper nii à la source fi mu nekk nii day annihiler effort yi ñu ci def yëpp. wax dëgg yàlla la gendarmerie est une institution xam nañ seen liggéey mën nañ ko. waaye lépp problème mu décision la donc tey jii fi mu nekk nii li ñuy xaar ci autorités yi parce que fukki ponkal ak ñaar yu yore seen fetal yore seen outillage yore seen oto
di circuler de zone en zone problème mu sécurité publique la kon kooku tey jii fi mu nekk nii il s'agit fi mu nekk nii de prendre une décision c'est une décision qui se doit d'être prise ñan ñoo ko mën a jël du ñenn ñu dul autorités yi mais la gendarmerie est une institution xam naa ne fi mu nekk nii suñu ko joxee ndigal dinañ ci taxaw. clairement ci ñaari box yi fi mu nekk nii jël nañ fi 15 femelles tey jii fi mu nekk nii on est entre 50 et 60 millions carrément parce que tey jii am na fi ay bêtes yoo xam ne ni amuñu prix parce que ce sont des bêtes d'exception ndax tey jii soo ñëwee fi mu nekk nii di topp seen géniteurs yi daanu nañu donc bêtes yooyu xam nga fi mu nekk nii daanaka amatul donc am na ay bêtes yoo xam ne ni amuñu prix suñu ñëwoon fi mu nekk nii fay la ci benn femelle benn 10 millions wala 15 millions doo ko bëgg a joxe parce que tey jii sang boobu fi mu nekk nii daanaka amatul. Directeur Dame ñu ngi lay nuyu te di la jox kàddu gi nga wax ñu sa xalaat ci vidéo bi ni nga xamante ni moom nga seetaan. waaw Cheikhouna maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur DTV rawatina ñi nga xam ne nii ñooy seetaan sa émission bu am solo bi nga xam ne nii da nga ko jagleel élevage te ministère élevage kontaan si lool parce que luy jëmale élevage kanam la muy njur ak njanaaw di nuyu ñi ma bokkal plateau bi élément bi nga xam ni wane nga ko mu jëm ci càccu jur wax dëgg yàlla ku ko seetaan xam ne lu tiis la parce que càccu jur dem na ci Sénégal ba nekk li ñuy wax fléau mooy loo xam ne ni góom bu méttee métti la ci biir élevage ak ci biir Sénégal su demee ba nga xam ne nii léegi càccu jur sax ay fital da siy génn ay rey nit man say am di rey yeneen jur di menacer dundu nit ñi nekkatu rek càcc mais léegi weesu na càcc loolu moo tax gouvernement Sénégal ci njiitu président de la République mu sasoon service yi nga xam ne nii ñoo yore sécurité yépp ñu fexe ba mbir moomu dañ ci Sénégal loolu bi mu amee effectivement ministre de la justice ak ñi mu ko séqal changé nañu loi bi nga xam ne nii moom moo doon daan képp ku sàcc parce que bu njëkk soo sàccee daanaka délit rek lañ ko considéré woon liñ lay daan du bari léegi nag ñu ni nañ ko criminaliser mooy soo daanaka sàcc jur léegi moo rey nit tayam parce que li ñu wane nii wane na ko parce que ko ñooñu borom jur gi suñu génnoon dinañ leen rey pour jël ay xar te loolu xam nga ni jaru ko ñu criminaliser ko ba léegi daan ni dafa gën a tar képp koo xam ne da nga sàcc ñu jàpp la dinañ la daan lu mu néew ne juróomi at dem ba fukki at loi boobu nga xam ne ko wote promulgué ko loi ñu koy wax loi 22 2014 du 17 octobre 2014 boobu loi moo fi nekk léegi loolu nag su weesoo tamit mën nañu yokk ni affaire sécurisation li nga wax mooy fexe ba nit ki li muy liggéey xelam dal mu wóor te élevage te politique gu élevage tamit dafa si am place bu am solo soo seetee PN2 muy programme national plan national de développement de l'élevage dafa am axe boo xam ne dañuy wax sécurisation du cheptel mooy axe boo xam ne dañuy fexe ba jur gi ak ñi nga xam ne ñoom moom jur gi nekk ci kaaraange gu wóor kaaraange googu nag nekk na ci kaaraange lekk mais tamit kaaraange jëm ci xeex càcc jur gi soo jëlee tamit programme yu bees yi nga xam ne nii moom la nguur gi bëgg a tëral mu jëmete ni ñuy defee budget ci administration muy budget par programme boobu tamit ministère élevage ak production animale ci njiital suñu ministre madame Aminata Mbengue Ndiaye génne nañu lu mat ñeenti programme yoo xam ne nii mooy nekk désormais programme mu développé élevage at mu nekk suñu budget defati budget ci programme yooyu lañ koy tëral benn ci ñeenti programme technique yi ñu ngi ko wax sécurisation du cheptel mooy tamit nan lañuy def ba am kaaraange nan lañuy def ba xeex càccu jur gi xëy na su ma jotaatee kàddu gi dinaa la wax pàcc yi nga xam ne ñoo ne ci biir programme yooyu. jërëjëf Alaaji Doro jox la kàddu nga wax sa gis-gis ci vidéo bi nga xamante ni moom la seetal. alhamdulilah rabbil alamin salaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sant nañu yàlla julli nañ ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam parce que suñu waajur yi ak suñu sëriñ yi ndooy ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ak groupe ñi nga àndal
ñun de tey ci wàllum càcc bi ñëpp ñoo jaaxle bi ñu bari tey dañu duggoon ci càmm bi ci doole ñu ngi génn ci doole ngir tiit ak ragal lenn moo ñu jaaxal président de la République dafa waxoon atte 5 ans ba 10 ans mais ñun jour bu ñu wax jëm léegi la sàcc yi gën a rakkaaju loolu moo ma jaaxal tam aussi sàmmkat bi wala borom kër gi bi yoroo ñeme benn arme gendarme tam bu ñëwee def intervention ñeme wul dóor bal ci kaw sax te ñi nga xam ne ñii sàcc arme yu ñu yoree arme yu garaaw lañu da ngay dégg sa jur mu ngi dem te ñeme woo yëngu nga nekk ci àll bi nga dégg sa jur ñu ngi ubbi sa gerte ñemuloo wax boo jur bi dem ñu dem 20 mètres 30 mètres ñu rendi benn xar wala ñaari xar xaw ma seen gàllaaji la xaw ma laan ñu dakk li ci des mais loolu yëpp man jaaxlu li ma njëkk jaaxal am na ñi nga xam ne duñ sàcc dañ jàpp seen sàcc boo leen yóbbee tribunal daa une semaine nga gis leen ci mbedd bi loolu war nañ ko xool bu baax wala ñoo lay menacé dañuy def lu gën a li garaaw te fu ñu laa jàpp dañ lay rey te xam nga leen ñeema woo fenn boo keroog benn waa ji sàcc nañu nagam wax nañu diw moo sàcc nag yi kenn jëlu ko dañu wax ana preuve kii mu ne maa ko gis heure nanga mu ngi dàkk mu ne benn nit doyul seete wadde léegi ñoom sàcc bi lañu doolal ñun doy tàng sens wu ñu méthode nu ñu dunde éleveurs yi yore seen armée yu doy loolu rek moo des parce que xar laadum seer bu ma seer ni ay millions lay jar ñu ngi jéem a sensé élevage Sénégal ñu yore ay élevage moderne li jar 1 million 2 millions 3 millions nga am ci 10 wala 20 mais dootoo ñemee am lu ëpp ñaar man li may xalaat il faut nguur bi def ci jéego yu rëy Aminata Mbengue xeex na daw na wax na mais Aminata Mbengue am na ay ñi ko seef Aminata Mbengue dox na daw na wax na dañu ko war a jàppale keroog am ñuy sàcc nag suñu côté Guédé Santhie ta bu ñu sàcc nag yi suñu nag suma rakk ñu ngi amoori ñoo Podor ñu woo ma ñu wax ñu dee suñu nag yi sàcc nañ leen diggante 7 heures ak 8 heures ma dem Ngataméré benn rajo bi nekk Ndioub mu wax nag yi marqué Alaaji Yërmelu moo ci nekk mooy suñu pap mais dañu dakk nag yi bu ñu sori ñu génn marqué yooyu yi ma waxoon man yëguma yeneen yi ñu dakk yeneen yi fu ñu leen jàpp ci àll fana yi kenn ki daw ñu jàpp kenn ki au lieu ñu atte ko ay 5 ans ay 3 mois 4 mois lañ leen atte tey par rapport ak moom li mu wax mu ne éleveurs yi bu njëkk dañu dugg ci sàmm ak doole mais tey ñu ngi ciy génn ak doole mais est-ce que tey loolu yéen tiitalu leen yéen ñi nga xamante ne yéen ay def aliment de bétail parce que tey su fekkente ne éleveurs ñu ngi ciy génn ak doole mooy que yéen a ngi perte clientèle. waaw danaa commencé tàmbali wax ji ci kontaan ci invitation bi di gërëm itam DTV kontaan ci jataay bi parce que suma ay xarit ak samay mbokk rek laa fi fekk mel na fi ma nekk li nga xam ne mooy sama bëgg-bëgg mooy sama soppe yàlla xiir ma itam ma ci daan sama doole soo ci dugalee maanaam thème daf may daal di neex daam yàgg naa ka topp yàgg nañu liggéey parce que maa ngi bëgg a yàgg léegi ci wàllu élevage
di jëflanteeg ministère di jëflanteeg éleveurs yi maa ngi ci bëgg am fukki at ak juróom benn kon xam naa ci xam tuuti Dia moom daa wax na ko sànq doo wax élevage ci Sénégal te doo ko tudd li ma neex ci mbir mi mooy biñ ci boolee itam Xaadim loolu mooy wane ni que élevage léegi li muy tënk dafa bari parce que bu njëkk bu ñu daan wax sàmm wala élevage dañuy jàpp toujours rek sàmm ci àll waaye jamono dox na ba léegi sàmm bi mi ngi ci biir kër yi maanaam ci biir dëkk bi te li nga xam ni moom la ñu wane sànq mooy nguur gi defe naa depuis 2003 ci bi ma xawee xuus tuuti ci wàllu élevage laa gis ñu waxu sécurité ci wàllu aliment ci wàllu élevage mais jàpp naa ni booba élevage yu àll rek lañ daan wax ñun bi ñu demee ba 2005 2010 laa gis ne lañ daan jaay ci àll bi maanaam xont bi ñu daan jàll ca biir àll ba presque lu di mel la ñuy jaay léegi ci biir dëkk bi te li ci gën a yéeme mooy ñi nga xam ne sax dañuy sàmm ñoom bu ñuy jënd aliment dañ koy jënd ci benn diir rek maanaam bu nooree ñu jënd waaye bu nawet bi jotee lu ci ëpp dañuy sàmm waaye ñi yegg ci biir dëkk bi ñoom amuñu pexe maanaam ñoom noor ak nawet dañuy xont moo tax bu fekkee ñoom dañ leen tiital ba nga xam ni ñemeetuñu di téye xar wala jur seen biir kër ndax dañuy bañ seeni njaboot itam yàlla tere ti ko nekk ci jafe-jafe dañuy génne seen loxo ci sàmm kon ci ñun lay gën a méttee ndaxte at bi yëpp bu dee ci biir dëkk yi ñun dañuy jaay xont maanaam 1er janvier ba 31 décembre bu dee ci biir ville yi ñu jaay te nii ma gisee nii mu jëm ni muy lawee nii man daf may gën a tiital parce que bu njëkk sàcc bi sax da daan nekk ci àll bi après ñuy xuus naan mi ngi ci boori dëkk bi waaye da ngay jóge ci loolu ñu ne léegi mi ngi ci biir dëkk bi te ñoom bu ñuy ñëw dootuñu ñëwee ak maanaam jumtukaay yu ndaw maanaam paaka ak ñoom seen waaye fii li ñu gis nii maanaam dootul càcc bi ñu daan wax mais léegi dañu naan banditisme maanaam dañuy ñëw xarañ indi ay appareil ñu ni dootoo mën a téléphoner daana ko léegi soo defee sa vidéo surveillance ñu brouillé ko maanaam donc dootul loo xam dañ ko war a xeeb te li ci gën a yéeme mooy nit ki dafa ni non seulement mënul woote wàllu parce que nit ñi ñemeetuñu maanaam dëkkandoo yi duñu yëngu waa kër ga duñu yëngu te gendarmerie bi ñuy woo duñ ko mën a jot xam nga kon mbir mi yéeme na wax ji kay mooy gannaaw li ci ministère de l'élevage def ba léegi est-ce que doy na wala doyul man dama naan doyul parce que fi ñu toll gendarmerie daf ci war a dugal loxoom ministère de l'intérieur dugal ci loxoom justice dugal ci loxoom maanaam ñëpp doon dank muy benn ñu mën a saafara mbir mi buñ ko deful moom am naa yaakaar ni dina metti ci ñun ñëpp. mais tey Khadim par rapport ak li nga seetaan ñu gis ko mu dal seen kaw yéen éleveurs tey lan ngeen di xaar ci autorités yi. waaw Cheikhouna di la nuyu di la gërëm ci invitation bi di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di samay mag di samay mbokk sama mag Claude Demba Diop muy déjà NMA di nuyu suñu ministère de tutelle muy ministère de l'élevage mi nga xam ni saa yu ñu jaaxlee ak saa yu leen soxlaa ñu taxawuñu
ki leen fi teewul di directeur de l'élevage muy sëñ Khadim Sow di nuyu sama papa Aaron Dia Amadou Yoro Dia di ko nuyu di sant aussi si plateau bi ndax plateau bu thème bi am na njëriñ ndax li fi xew fan yi ñëpp gis nañ ko te ñun ñii di yar jur yi nga xam ñoo nekk si taax yi am nañ tiitaange ndax sàccum jur moom yàgg na fi ñi nga xam ni ñoo koy caytu di ko topp di ministère yi nga xam ne ñoo ko sëkk ba loolu amee ba léegi taxawuñu muy di ministère yi nga xam ne ñoo ko sëkk muy ministère de l'élevage xam ni ñun ak ñoom ñoo bokk jàngoro ñi leen ñi bunge si fléau boobu mooy ministère de la justice ak ministère de l'intérieur ak ministère même des forces armées ñun nag li ñuy xaar mooy daanaka li fi ñi nga xam ni ñoo ma jiitu li ñuy wax mooy ndimbal bi nag ñun tamit duñu xaar rek ñoom ñi ñu dimbali dañuy participer ci ndimbal bi phénomène la boo xam ni ampleur bi muy jël léegi lu jar a tiit la ndax comme nu ma ko sama mag Claude waxee dañ ci dugg loo xam ni daanaka sénégalais miinul loolu muy ay armes à feu mooy fetal càcc nag moom boo àndee ak ay fetal te ñu lay fekk si ba fi nga dëkk te nuñ dañ càccee jur mooy si àll bi dàq la ñu dem fekk la ba sa biir kër sa waa kër ak sa njaboot ñu tiimale leen fetal lu nekk mën na see xaj te bu wëyee kenn dootul ñeme jël jur wala jënd jur dugal ko si biir kër gi wala si réewum taax yi ndaxte da ngay exposer say waa kër exposer sa njaboot te loolu yaakaar naa ne bu àggee foofu dootu ko jar donc dafa nekk loo xam ni foog ñu saafara ko nu mu gën a gaawee nag yaakaar naa ne que ñi ko sekk mbir mi du ñun rek la naqari donc yaakaar naa ne état bi naqari leen te fii naqari yam donc ñi ngi si li ñu ñaan rek mooy ñi biral ba pare ñu seen réaction mu gaaw te mu am doole loolu daal la ñuy ñaan. mais tey directeur par rapport ak li ma dégg li ñu fi wax yëpp mooy li Claude wax léegi ne maanaam ministère mu ngi ciy liggéey mais liggéey bi des na mais tey est-ce que bu ñuy wax waxu sàccum jur est-ce que duñu wax mbirum abattage clandestin parce que ñiy sàcc jur bi fu ñu koy reyee fu ñu koy jaayee bi te par rapport ak loolu noonu yëpp yéen ministère de l'élevage lan ngeen ci def. waaw bala ma tontu ci laaj bi ma laaj bëggoon a dellu siwaat ci phénomène bi nga xam ne nii moom lañ fi wax parce que càcc gi du jur gi ne ci taax yi rek mais jur gi ne ci àll bi nañ leen di sàcc te nag bukki nee na lu ñëpp wax moom mooy dëgg suñu ministre bi muy def tournée ci préparation tabaski bi def na ay gox yu bari fu mu dem premier jooytu bi ñu jooytu mooy càcc jur bi démb ci waxtu yi ñu ngi woon assemblée nationale mu doon jàll commission des finances député yi nga xam ne ñoo fa toogal waa Sénégal ci pencum réew mi ñoom ñëpp wax nañ ko dellu si te nee nañ dinañ xar seen tànku tubéy ba di deñ kon mbir la moo xam ne nii du ministère élevage rek moom moo siy liggéey xëy na càmm gi la concerné mais sax ministère yi si ëpp solo mooy ministère justice ministère bi yore intérieur police ak ministère forces armées bi yore gendarmerie ñu nit am na si nag pàcc dinaa si dellu si kanam tuuti loolu moo tax ministère élevage dafa def dañuy wax cellule
de lutte contre le vol de bétail mooy benn structure benn kuréel boo xam ne mu ngi ci ministère bi mais ñooñu mën a limal ñëpp ak éleveurs yi nañ si bokk nga xam ne nii xeex sàcc jur gi rek moom moo leen yëkkati ñuy liggéey nag depuis 2013 ba léegi ñu ngi say liggéey loolu moo indi coppite loi bi moo indi tamit yeneen yi nga xam ne dinaa si dellu si ci kanam affaire càcc jur gi effectivement ñu bëri nee nañu problème mu justice kooku ci juróom benn bànqaas yi nga xam ne nii si lañu bëgg a sukkandiku pour xeex càcc jur gi ci la bokk te mooy bi jiitu parce que nag kuy def caay-caay il faut ñu daan la loolu wax naa sànq loi bi nga xam ne nii moom lañ modifié muy ci code pénal ak code de procédure pénale léegi nag soo ko modifié ba pare ku sàcc soo rëccee jàppuñu la xëy na rëcc nga mais suñ la jàppee dañ la yóbbu ci yoon police da lay jàpp wala gendarmerie jàpp la wala ña nga xam ne ñoom lañ sàcc ñu jàpp la yóbbu la ci yoon wax dëgg yàlla ci information yi ñu am yëpp police ak gendarmerie ak kuréel yi nga xam ne dañuy xeex sàcc ñu ngi def li ñu war a def ba di jébbal sàcc yi nga xam ne jàpp nañ leen ñu ngi leen di jébbal yoon léegi nag yoon moom la wax justice ministère justice moo ko yore mais tamit dafa am na muy doxee parce que lépp loo xam ne mooy tribunal muy ay magistrat ñuy àtte dafa am ay principes yoo xam ne si la ñuy sukkandiku pour àtte si la ñuy sukkandiku pour tëj si la ñuy sukkandiku pour libérer loolu nag muy ñun di ñeneen wax dëgg yàlla amuñu lu bari luñ si man parce que dafa am li ñuy wax indépendance de la justice mais li nga xam ne tamit moom la ñu nemmeeku fi mu nekk nii ñëpp di ko wax Doro wax na ko léegi mooy ni malgré loi boobu sàcc yi ñu si bëri daanuñu leen daan ñu leen war a daan wala suñu leen jàppee dañ leen di génne loolu nag ñun dañu koy wax rek ñu koy dégg mais li ma leen mën a wax fi mu nekk nii te ngeen mën ko jàpp mooy kilifa réew mi demandé na ministre de justice mu defal ko le point ci loolu lépp kon xam ngeen ni président de la république li ñuy wax ni yëpp dégg na ko yëg na ko te joxe na instruction pour ñu leeralal ko lan moo am te bis bu jotee leeral yooyu yaakaar naa ne décision yi nga xam ne war na ko jël dina ko jël su loolu weesoo ci càcc jur gi tamit ñun ci plan bi nga xam ne tëral nañu ko xeex ko ci suuf dafa si am solo parce que li ñuy wax prévention nga xoddi ko bala ngaa lakkale am na ñoo xam ne def nañu ay caméra de surveillance loolu ci la bokk mais gis ngeen li nga xam ni mën nañu wax léegi ay sàcc professionnel lañu lii sax defe naa amul ci réewu tubaab yi ñoom moom la ñu def pour mën a sàcc ay laadum mais prévention dafa bari ay pexe bari ay feem ci loolu kuréel yi nga xam ni dafa am fi mu nekk nii dañu bëgg mu law mooy ci àll bi village bu nekk mooy gox bu nekk ministre dina joxe instruction arrondissement bu nekk département bu nekk région bu nekk autorité administrative yi tamit tëral fa ay kuréel yoo xam ne nii saytu nemmeeku jàppale police ak gendarmerie ak justice moom moo leen di yëkkati loolu dinañ ko def incha allah li ñuy wax information sensibilisation tamit dafa am solo parce que loi bi def nañu ko mais il faut ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko séq muy éleveurs yi di collectivités locales yi collectivités territoriales yi di sàcc yi ci seen bopp ñoom ñëpp ñu xam ne dañ ci loi bi ak ku nekk li la si mën a fekk yaakaar naa am na ñoo xam suñu ko xamee duñ sàcc parce que mën nga sàcc tey rëcc mën nga sàcc ëllëg rëcc mais ginnaaw ëllëg mën nga sàcc ñu jàpp la te dañu lawal sax ñi nga xam ne dañ leen war a daan parce que bu njëkk sàcc bi rek lañ doon ciblé mais képp koo xam ne léegi da nga si taq ñu koy wax receleur ci nga bokk ci daan yi ngay bokk même daan yi mooy ko transporteur bi kii transporté mooy li ñuy wax receleur mooy ndayu sàcc nga xam ne mooy nëbb sàcc muy boucher bi ñi nga xam ne ñi ñoom ñooy abattage clandestin pour ñëw ci sa laaj bi ñoo ñëpp léegi même daan bi lañ leen di daan parce que dañu gis ni tamit càcc jur gi surtout bétail ak abattage clandestin dafa am fu mu lëkkaloo parce que li ñuy wax sàcc tama yomb na mais foo koy tëggee moom moo jafe mais fii soo sàccee jur gi il faut nga rey ko à moins que mu nekk laadum yoo xam ne da nga koy recycler waat feneen kon abattage clandestin am nañ brigade boo xam ne loolu moom da koy xeex ànd tamit ak service d'hygiène ànd ak police ànd ak gendarmerie dañ koy xeex fu ñu toll mais nag Sénégal dafa nekk réew moo xam ni réew mu développé wul la amaguñu ay abattoir fu nekk
moo tax ba léegi doo mën a xàmmee kuy def abattage clandestin ak kuy def abattage domestique loolu tamit day jafe parce que gars yi dañoo muus dañuy rax yàpp yu yenn saa yi su loolu weesoo tamit am na ci accès yi li ñuy wax identification du bétail xam naa dinañ si ñëw ci ñëwaat ci kanam mais lu am solo la mais ci biir identification bi dafa am li ñuy wax système d'alerte fi ñu toll nii am na ay sociétés yu bari muy ñu lëkkaloo waa réew mi wala ñu jóge bitim réew ñoo xam ne nii ñu ngi ñuy proposer ay pexe pour dissuader parce que càcc ki moom laa wax prévention fexe ba sàcc bi dootul ñemee sàcc dissuasion boobu nag puce yi ci la bokk mais tamit am na système yoo xam ne nii su sàcc bi ñëwee dina am ay alerte mu nekk ci téléphone wala mu nekk ci ay sirène yoo xam ne nii dina alerter waa kër gi mais xam naa sàcc borom fital yi moom dina jafe mais dina alerter gox bi yëpp te yaakaar naa nag xëy na suñ demee sàcc bi demee ba xam ni ab gox yëpp mën naa jóg yaakaar naa dina seetaat li muy def xam naa identification bi dinañ dellu siwaat ci kanam pour wax leen ni daal ministère élevage dafa lëkkaloo ministère yi si des yëpp pour que lii nga xam ne nii moom mooy décourager élevage parce que su fi jógul élevage daanu tey ñëpp muy xale yi muy waa taax mi muy ñi nga xam ne dañoo am ay pexe ñoom ñëpp ñu ngi bëgg a dugg ci élevage pour développer ko ñu bëri dugg nañ si am na ñu bëri ñu bëgg a dugg mais fi mu nekk nii càcc gi moom moo tax ñu bëri léegi ni hésiter pour dugg ci même ñi ci nekkoon sax ñu ngi si bëgg a génn loolu nag kilifa réew mi muy kilifa bu mag ji xam na ko te yaakaar naa fii ak ay weer dinañu gis décision yoo xam dina ko jël pour mu jóge fi ba faaw. mais tey Alaaji Doro tey ñu gis ni sàccum jur problème la mais jur gi dañuy def remarque ni tout le temps éleveur dañuy wax ni que ni suñu sàccee seen jur yi dinañ gis suñu koy jaay mais aussi problème bi ci suñu frontières yi parce que damay dégg ni tout le temps ñuy wax ni que ni léeg-léeg éleveur ñu sàcc juróom mu fekk ci ko ci réew yi nga xamante ni ñoom lañ defal frontière est-ce que loolu yow mën nga ko confirmer ak loolu bu amee est-ce que réew yooyu bu ngeen demee di ko clamer foofu noonu est-ce que di ngeen ci am ay résultats. mais xam nga ndooy càcc bi nekk ci Sénégal nekkul Mauritanie peut-être Mali Mauritanie nit xalaatul sax sàcc mbote waxuma la xar walla nag parce que ñun bu ñu demee Mauritanie jëlee ay xar ñaari mbir mu ngi ci Mauritanie oto bi ngay sar sa xar bi police ak gendarme ñi mu ko arrêté balaa jur bi lor dañ doon dem 850 900 kilomètres saa noppal xar yi mais jógee Linguère ñëw Dakar moo gën a yegg ak 850 kilomètres bi gendarme bu arrêté waxee xar moo ci nekk avance lay wax du jéema demande ay kayit ak yooyu boo yoree malet 100 millions nga ñëw ci xayma ci àll bi bu la nekk nga sànni fa léegi tëdd fii kenn du ko laal Mauritanie dañu organiser organisation bi nga xam ne sàmmkat yi nit nguur bi waa sécurité yi parce que ñoom yëpp éleveur lañu Sénégal ñi nekk éleveur ñoo bariwul tam aussi ñun dañu bëgg sutural nit da ngay dend ci sàcc wóor na la wóor yàlla moo indi sàcc ñii sàcc su jur bi te doo ñemee wax loolu moo nekk fii loolu moo nekk ci àll fu ñu sàmm walla kenn sàccalle ñu topp tànkam bu ñu xam fii la jëlee ak tara saretam nga kenn indi suma jur baayam walla mbokkam yi mu ne bayil danaa leen fay bu leen ko yóbbu ci yoon waddi ñi ñoo doolal sàcc yi ñun ñoo moom jur bi ñun ñooy sàcc jur bi bu si Tuuba munu dem sàcc ji nag ma Fuuta munu lekk parce que du am ku leen moom doo xam fooy jaar fan ngay topp wala ku jógee Ndar wala ku jógee Dakar wadde ñii dëkk ci gox bi moo leen guidé yóbbul fii ngay aw fii ngay aw fii ngay aw bi groupe ñëw ba côté bi jox ñi groupe bale dellu ñoo ko addiw de sàcc la mais mu ngi ci seen kër wadde ñi sàcc bokkul ci gaañ yi
mais donc loolu affaire ba jafee trouver parce que affaire bi bande la mais keroog am ñu sàccee ci côté nawet bi mu ngi soog a ñëw lu toll ci juróom fukki ak quelque nag lii tim yaare laaw mais yàlla def am ko signalé ko tudda mu majj bi taal kooku dem ci rajo bi mu ngi wax te nag yi ñu ngi jóge côté Kolda nag yooyu yëpp jur nañu mu ngi jokkoo ci nit ñi boo borom nag yi ñëw fekk si nag yi foofu. mais est-ce que loolu du problème nag yu jógee Kolda ñëw ba booru Fuuta te rombut ay sécurité yëpp te kenn mënul leen arrêté. dañuy ànd dem seetaani deuxième élément bii nii dellu soir si suñu plateau. fii benn village bu ñuy créé la bu tudd Koupakala te am aspect élevage tamit am na wàll élevage donc il y a 2 semaines de cela am na ay samba boy yu ñëw sama biir tool ñëw guddi fekk sama surga yi ñu ngi doon nelaw ñu ngi jot a jël yóbbu samay 32 xar 32 xar yi nga xam ni kooku yàgg naa ko liggéey waxuma aspect xaalis bi sax parce que am na ci solo parce que ay millions yu bëri suñ la ko yóbbu am na solo mais passion bu ma ci amoon ak affection bu ma amoon ak samay bët yi loolu tamit kooku mënu ma ko valoriser sax donc ñun lu ñuy laaj kese 100% sécurité ñun mënuñu ko assurer mais bëgg nañu état bi dugal ci loxoom tuuti ndax mu gën ñu may courage pour ñu mën a continuer si liggéey bu ñuy def ni booy dañu yeewu suba teel au heure julli bu julli fajar ñu woo ma fekk man maa ngi Dakar sax ñu ni que xëy de sàcc nañ leen dañuy yeewu gis ni que bunt bi ubbeeku donc lu ñuy war a tëb si bunt bi ubbi ko à partir de l'intérieur ñëw nag daji bunt bi ñëw sàcc le même jour la dem gendarmerie porté na plainte donc contre X te gendarmerie ñëw na si tool bi def na ay audition déglu ñëpp ñu ma waroon déglu après ñu dellu mais depuis lors ba léegi amatuñu benn suite si sàcc bi. effectivement que ñu wut yeneen solution pour jéem a sécuriser tool bi soo leen gisee tool bi 2 hectares la muré nañ ko donc loolu pour sécurité bi la def nañ si ay barbelés ci kaw mais ñu ngi xalaat tamit mën a def ay caméras de surveillance pour mën a gën a aar tool bi. donc gën a éclairer tamit tool bi mais dafa am ay problème tamit si côté boobu parce que man actuellement énergie solaire laa yore éclairage bi des na tuuti Senelec pour ñu indi courant ba fii dafay xaw compliqué tuuti parce que dañ lay jox ay devis ay millions pour ñu mën la indil ay poteaux donc en attendant que mu mën a collecter loolu xaalis boobu yëpp dama jéem a dugg si énergie solaire bi pour gën a leeral tool bi. am na agence de sécurité bu ma laaj ci devis fu mu nekk nii. mais dafa ma ni que démb rek maa ngi koy woo mu ni ma budget bi mu ni ma 562 000 francs laa war a fay par mois pour sama sécurité tool bi kooku mooy lu gën a néew pour mu mën a fay loolu 562 000 nag kooku su ma ko nar a fay weer bi de bu ne ragal naa ni que est-ce que dinaa mën a tenir loolu du ma ko mën a tenir donc lu ñuy def dañuy jëm ut ay gardiens yi ay surga yi nga xam ils sont même pas armés te loolu tamit aspect boobu tamit c'est important parce que su fekkee ni qu'ils sont pas armés am na yeneen xarit yi nga xam ne dañu attaqué seen tool ak ay fetal donc loolu au moins ça peut être dissuasif balaa gendarmerie di ñëw donc loolu tamit du am njëriñ noonu trop si sécurité bi. man sama objectif moo doon nar a commercialiser au moins chaque année 1000 xar le jour de la tabaski parce que société chaque année Sénégal ay milliards lay jël di ko yóbbu Mali di ko yóbbu Mauritanie xaalis boobu su génnee su desoon fi Sénégal mën na njëriñ dëkk bi donc ñun dañu bëgg créer emploi mais deuxièmement autosuffisance en mouton war nañ ko mën a am donc métis soo gisee man dugguma sax si carrément si laadum mi pour pouvoir jaay ay moutons yi 1 million 2 millions loolu mooy sama objectif mooy mën a jaay au moins ay moutons de 150 000 200 000 350 000 francs par bête te loolu bokk si lutte contre le déficit de la balance commerciale parce que ay milliards la ñu yónni lu ñu jox dëkk yooyu. liggéey naa dans les sociétés au moins 20 ans. donc 20 ans d'économie la dajale jot a jaay sax sama kër
pour dugal ko si liggéey bi donc su la demee noonu dafay xaw metti day décourager nit ki te ñeneen ñi tamit ñi gis ñi nga xam ne yaa ngi si biir liggéey bi dafa leen di décourager alors que ñun dañu créer emploi dañu créer richesse dañu créer plein de choses dañu participer au développement du pays et je pense que état bi boo ñu mën a seetaan nii te duñu xaw a jàppale donc vraiment man loolu rek laa mën a laaj autorités yi 562 000 francs pour jël ay gardien mais loolu kooku amul benn éleveur bu ko mën ñoom war nañu mën identifier les zones yi nga xam ne y a de l'élevage ou bien de l'agriculture ou bien les zones d'activité économique ñu jéem a yokk sécurité boobu jéem a yokk éclairage bi tamit donc ñun loolu rek lañ leen laaj ñu xaw ñu jàppale comme ça ñu tamit ñu mën a am force mën a dem. li ngeen di gis nii ay puces de localisation la mu am nag ci façon yu bëri am na ci ay collier am na ci ay micropuces am na ci ay puces lii nag njëriñam mooy que ngir jël ay information mu jugee ci jur gi information yi nag bokk na ci kañ la juddu fu mu juddoo ku ko moom ak yenn feebar yi nga xamante ni am na ko mais bokk na ci aussi muy am importance muy mu nekk loo xamante ni bu réeree wala ñu sàcc ko ñu mën ko localiser topp ko ba fi mu nekk jëli ji ko ñu doon laajte nag est-ce que lii mën na nekk solution ci vol de bétail fii ci Sénégal wala boog est-ce que lii mën na wàññi vol de bétail fii ci Sénégal laaj bii nag moom mooy suñu laaj tey. par rapport ak ñaari éléments yu mujj yi ñu seetaan mooy beneen éleveur bi ak micropuces yi ban xalaat nga ci am. waaw man de ñaari problème laa ci am moo di benn pàcc bi mooy ministère ngi sonn di def tournée amul lu mu dajul pour wut xar pour ñëpp mën tabaski def benn programme boo xam ni day ñaax Sénégalais yi parce que gëm na ni Sénégal war nañu am xam-xam bi mën-mën bi ba mën a jox jullit bu ne fii xar mu julli waaye li ma gis nii képp koo xamoon ni amoon na ci yaakaar maanaam fas yéene ci dugal alalam comme nii ko borom kër gi waxee di wax bay jooy ni liggéey na lu tolloog 20 fukki at alalam yëpp dugal na ko ci dugal ci këram sàcc bi ñëw ni ko fuuf dem kooku gëm naa ni donte am na ci bëgg-bëgg bu xarañ